asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum askan wi ñu ngi nuyoo ñëpp ñun waa Ngonal ñëwati ak yéen seen émission bi nga xam ne mercredi bu nekk moom mooy am di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di wax ne Ngonal li ko tax a jóg doomu aadama yi la moo ñu ñor mooy suñu waxu démb mooy suñu waxu barki démb te mooy dellu doon suñu waxi tayit lu lëndëm lu ne ñu jëm ko leeral ci waxtaan rek ndax duñu ay journaliste ay animateur lañu ci waxtaan rek kaf fooree naan ataay waxtaan leeral lu leer lu ne it ñu gën a yokk rek mu gën a leer te def naa ne jamono ju fuñ toll nii lu fi waay wax te waxoo xew-xew gi fi ne yàq nga say wax képp ku nga xam ne yaa ngi liggéey ci waxukaay yi wala ci bindkaay yi li la war mooy sensibiliser waxtaan ba askanu Sénégal bi xam lan moo xew donc tey émission Ngonal bi loolu dafa bokk ci li tax ñuy choisir invité yi nga xam ni ñoom ñooy mën a gindi askan wi ci loolu yëpp donc ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Alaaji Sa waaw sa waay alors waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp rek di leen ziar di njëkk ci nuyoo bi kilifa diine yi yi nga xam ni seen ñaan am na solo lool ci réew mi dëgg la surtout que moment bi nga xam ni toll nañ ci nga xam ni sunu yaakaar yëpp ci ñaan yi lañ ko wékk di massawu nag sénégalais yëpp ak fépp fu sénégalais nekk ci àdduna bi sama xel yëpp day dem nag ci waa diaspora bi bu ma nee diaspora bi fayu ma fenn ci monde bi fépp fu fa sénégalais nekk wala seen xarit yi parce que fu nit nekk am fa ay xarit dëgg la waaw monde bi yëpp daal yal na nu yàlla teggi lii nga xam ni moo wàcc ci sunu kaw waaye nag di maso ñi nga xam ne xam nga réew bu ñu demee ba ñu ni la waxtu wi ba waxtu wi ngay dox waxtu wi ba waxtu wi sa kër la war a fekk te nga xam ni am na ci ñoo xam ni dañuy ci yenn heures yi la ñuy lijjantee heure bi ñu ni la bu 20 heures jotee ba nangam am na parce que lijjante ak ku nekk ak heure bi ngay lijjanti ñooñu tamit bu ñu gis ni xam nga ñi naan toog leen yéen ci ñëw de waaw xawsuma ci waaw bu ñu gis ni bu ñu gis ni nu mu tudd torture la wala dictature la message bi daal ñëpp a àndandoo waxandoo ko mooy toog leen seen kër nañu toog suñu ay kër neexul kenn waaye yàlla lii la fi teg waaw nanu ko naw dëgg la alaaji waaw alaaji góor a moom Cheikhouna animu Cheikhouna day gars yi ne nañ daa dem seen TV waaw loolu de lan wax loolu de lan wax waaye xam nga Ngonal bee ñëwul yow yëg nga ko yow wax na ceeg yow déet man kay yëguma ko waxul ak nii la day dem yow dala wax day dem déet man waxuma ko kon boog yëguma ci lenn waxul la dara waxul la lenn demul fenn moo tax wul lenn di bu la ni ko ne bu ko ni nee naa la lenn kon ba ko noonu rek kon boog xam nga Sénégal yi ndeysaan loolu nag dañ koy sant yàlla parce que xëy na ku nekk ak li ngay liggéey rek xëy na tey ji buñ tekkul woon dara wala bu tekkul woon dara ci réew mi duñ ko bindal loo xam ne defu ko wala nangam sangam donc loolu yëpp sant suñu borom la waaye li ma mën a wax mooy di dalal xelu sénégalais yi ñu xam ne alaaji di Cheikhouna xamul sax buntu seen TV fu mu nekk mi ngi Futurs Médias dara méttiwu ko fa dara naqariwu ko fa lu dul dafa am beneen liggéey bu nga xam ne directeur bi di Ndiaga Ndour da ko koo dénk ci la nekk mercredi bee passé ak mercredi bii donc loolu moo tax ñëwul waaye maa ngi dalal seen xel yéen ñëpp loolu encore une fois c'est des rumeurs fake news la amul léegi lan moo tax ñoom dañuy bind rek sans autant que ñu demandé mindantumi la mindantumi dañu koo talagul sans autant que ñu laajte lan moo xew corona gee xew moo tax waaw nañu bind ci lu soxal nit ñi daal waaw mindantumi moom maa ngi nuyu nag képp kuy seetaan télévision Futurs Médias ci moment bi nga xamante ne ñun waa Ngonal ñu ngi toog ngir bégal leen di ñaan yàlla wàcce jàmm fii di leen nuyu yéen ñëpp sama xel nag day dem ci ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete ginnaaw parce que jamono jii may waxee ak yow tëj gi ñu tëj ci kër yeeg ci néeg yi rek metti na déjà waxatuma ak ñoom ñi nga xamante ne wax dëgg fa yàlla gisuñu biti kon nag di leen ñaanal suñu xel di dem ci ñoom ñu leen di ñaanal yàlla na yàlla wàññi lépp li nga xam ne nakar la ci doomu aadama yàlla teggil ñu natt bi jaay Seydina Muhammad ñu commencé ci jàmm waaw sama yu baax deel tudd sama yu baax déedéet day wax sama yu baax tey dooli naa ci gerte caaf waaw indi nga gerte waaw yaa ngi yëy mi ngi ni tey Anna Jaw mu ma jàppale ci sama mag bi Anna Jaw waaw ay kii nga def ay pilon non tajin tey événement bee tax ñëwul waaye ñun ñu jëral leen waaw ñu ngi noonu daal léegi maa ngi waaw ma ànd ak Touba Gaz ak Teflecha Baye Modou defal la Baye Laat defal ma Baye Laat dinañ ci ñëwaat bu baax a baax insha Allah rabbi comme lu ma leen doon wax rek wax naa ko léegi sama biir wax
jamono ñu toll nii dañuy choisir invité yi fii war a ñëw ndax invité yi fi war a ñëw nag dañoo war a wax ci actualité bi war a doon ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci li xew ci jamono professeur Lamane dootuma ko présenté ñëwoon na fi ñëwati fi ñëw fi dina fi gën a ñëwaat professeur Lamane Mbaye waaw ñëwoon na ci émission bi passé ak yu daaw jéeg yeeg yu daawaati jéeg yi waaw moom te dina ñëwaat sax professeur Lamane bi defe naa ne bi mooy 4e émission booy ñëw dina fi nekk incha allahu rabbi 50e émission xamul tax ça professeur di waxtaan ak kilifa yaa naa maar daf ñuy neex di waxtaan ak moom daf ñuy neex parce que la muy wax day leer ci nopp doomu aadama waaw surtout que moment bii nga xam ni waaw coronavirus bi waaw ñëpp a jóg waaw kay ñëpp borom xam-xam yeeg waykat yeeg rappeur yeeg théâtre kat yeeg ñëpp a jóg ci di ci wax mi ngi noonu waaw te moom moom ay waxam dafa sell dafa leer waaw te day respecter les ponctuations waaw maanaam waxam dafa ànd ak harmonie am feeling waaw ka ngay wax waaw dëgg la ka muy waxal da lay déglu waaw looloo tax wax dafa war a neex kilifa bu yanaamaar nee na mi ngi ñuy déglu wax dafa war a neex kilifa bu yanaamaar kilifa dina ñëw dinañ ko invité kilifa kilifa yanaamaar daa war a ñëw de non ñu ngi doog a war a jóg ñoom yanaamaar du xeex ak ñu ngi doog a am liggéey lii yëpp yanaamaar la seen liggéey ngi doog a jot seen liggéey ngi doog a jot dëgg la waaw professeur waaw Lamane kon àllarba bii di ñëw kilifa mu ñëw waaw jërëjëf waaw Cheikh waaw jërëjëf sa neex su mbulu waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di kontaanaat wax nga dëgg ñëw nañ fi ñëwaat fi xam nga yéen képp ku ñëw ci seen keppaar rek da ciy sawar ndax da ngeen di waxtaan ci jàmm ci Serigne Touba dafa wax ni jàmm gisuma lu ko gën fii ak fa nu jëm gis nga rek lii di virus nga xam ne lu ndaw la indi na loo xam ne tey waxuma la Sénégal mais àddina ñëpp jóg nañu mu lëmbe ko kon yaakaar naa ni lu dul jàmm ko gën ca ku fi ñëw xam ni ni ñuy décompressé yaakaar naa ni am na solo ndax yenn saa yi boo xalaatee ba ci yàgg sax jar na nga def benn parenthèse bu ndaw dugal le rire ndax dañuy wax ni le rire c'est la musique de l'âme donc luy dundal ruux la ca li ngeen di def yaakaar naa ni am na solo ba nga xam ni lu bari itam dinañ ko fi leeral jërëjëf professeur kon ñu dem suñu deuxième invité bi moom mi nga xam ni moom ñu naan ko docteur Serigne Mansour Tall docteur Serigne Mansour Tall di urbaniste te ku ne ku wax urbain wax nga nit wax nga doomu aadama di tamit spécialiste sur les questions de migration maanaam ku jóge fii dem migré ji feneen maanaam jóge Sénégal dem Europe Italie jóge Sénégal dem nangam donc waaw loolu sax moo tax Fallou Seck ngi fi moom it dina ñëw après ci kanam donc moom mi nga xam ne tamit nekkoon na ay Nations Unies nekkoon na ci yeneen ak yeneen defe naa ni tey yow ku war a toog ci plateau Ngonal bi waxtaan ak askanu Sénégal yow ci nga bokk docteur nuyool jërëjëf Cheikhou maa ngi nuyu téléspectateur u TFM yëpp di nuyu waa Sénégal di leen nuyu am kontante am mbégte toog ci plateau bi parce que seen plateau bi day sàmbandaay ndaje yu njëkk ya penc yu njëkk ya nga xam ne lu nar a ñaaw ñu toog waxtaane ko parce que géejowaay dafa xat moo tax Baro ñëwul na moo doon yor xalam gi waaw loolu sax xam naa ne tey doon na neex lool mu nekk fi ndax loolu moo daan gunge waxtaan dëgg la ba waxtaan bu coow naree jóg bu mu xalam daanoo say cër sedd xam nga bambaado waaw xalam la nu mën ak xaalis lañ bëgg waaye ñemewuñu Baro nee na ma embouteillage bi su ma ñibbi est-ce que géejowaay wóorul waaw loolu lépp mën na ci am mais xam naa ne daje bu am solo la comme ni ko Lamane waxee daje bu nga xam ne day waxtaane li xew ci jamono ba lépp lu naroon ñaaw ñu defar ko mu rafet lépp lu nar a ñëw aussi nar a ñaaw ñu waxtaane ko ba du ñaaw kon daje boobu am na solo ma ñëw fi donte miin naa lool TFM ak RFM waaye maa ngi doog a ñëw ci Ngonal mais sama kër laa ñëw dëgg la kon waxtaan wi dafay nekk li nga wax dëgg la lu ay di jàmbat waxtaan wi li lëmbe Sénégal lëmbe adduna bi yëpp mënuñu ko ñàkk waxtaane xanaa di ñaan rek mu nekk lu nga xam ne du yàgg nekk jaar-jaar bu àdduna bi jaar rek am jàngat yu mu ci war a def ba ëllëg gën a ñëw dëgg la jërëjëf ñun tamit suñu xel dal nañu ba ñu amee ñu mel ni yéen Sénégal suñu xel dal na ba ñu amee kilifa yi fi nekk muy kilifa diine yi nekk Sénégal muy kilifa aada yu nekk Sénégal muy borom xam-xam yi nekk Sénégal donc ñun suñu xel dal na parce que gëm nañ ne bu ngeen génnee wax Sénégal yi déglu leen donc loolu kon bokk na ci li tax tey yéen ñaar ñii ngeen ñëw fii tey
donc lu ma bëggoon saa ci 5 minutes ngonal yi ñun ñëpp ñu bokk 5 minutes yi après doog a dugg ci question yi n'est-ce pas bismillah demal. waaw man xam nga sama 5 minutes man tey li ma bëgg ñu waxtaane ko mooy kilifa yi nga xam ni ñoom ñooy yor réew mi maanaam les ministres maanaam les députés ak ñeneen ça ñoo ñen ñoo leen fi teg population bi. population bi ñoo leen fi teg kon ñooñu population bi la ñu war a liggéeyal te defe naa ne ñooñu tey la leen population bi gën a soxlaa nag tey seetloo tey bu campagne jotee fu ne nga leen di gis au fond fait du pays lañ fay dem dugg ci ay profondeur yu nga xam ne buñ ne la kii dugg na fii sax doo ko gëm parce que boobu am na lu ñu soxla waaye tey jii ba population bi soxlaa leen est-ce que ñoom jóg nañu dem ci ñoom ça tey damay wax parce que man kontaanuma ci ñoom mais est-ce que riir mi bu ñu jógee du ànd ak riir mu te regroupement bi la ñuy bañ. soxla woo jóg mu ànd ak riir sax xam nga comme li ma lay wax léegi lan ngay soxla. li ngay soxla mooy dimbali leen nga dimbali leen ci lu la yàlla may akus néew parce que bu dee jamonoy campagne koo téléphone ñu wuyu message sax boo leen ko defee ñu woo la mais jamono juñ toll nii pour nga woo leen pour ñu wuyu c'est tout à fait un problème alors que moment bii dañu war a wuyu ñit ñi téléphone waxtaan ak ñit ñi dalal seen xel saa yow sa kanam sama kanam man ñun woowuñu benn kilifa fii pour xaalis mosuñu fee woo ministre wala qui que ce soit pour xaalis loolu am na. ñun lu ñu am ñoo ko ñàkkal suñu bopp toog barki alxuraan mosuñoo ñaan kenn donc bu ñu wootee wala ñu wax leen danger bi am ñun tey amuñu ay milliards mais am nañu ay contacts ak ay connaissances am nañu ay nit ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew suñu partenaire tubaab yor ay usines yu nga xam ne ñu ngi defar yii la ñuy defar yii la ñuy defar ak ay masques moom usine ba nañu yéen day bëgg nañu ngeen participer seen réew ñu xam ne kat ba nattu gi dalee ci réew mi yéen am na lu ngeen def usine bi mën nañ leen defal lii 170 francs CFA 170 francs CFA lii lu mu fiy jar actuellement ay 1000 francs wala ay nangam ñu ne leen 170 000 francs CFA 170 francs 170 damaa jum 170 waaw ñaar fukk ak fanweer ak ñeent waaw fanweer ak ñeent waaw nañu en 48 heures ñu envoyé leen ko seen réew jot ko ak masque yi. ak masque yi 300 francs lañ koy jaayee waaw 48 heures ñu def ko ci DHL ngeen jot ko may ko seen askan amul retour ba léegi amul kilifa bu ma wootewul fii ci réew mi ne leen ñun amuñ ci dërëm bu bënn yéen la ñuy mettre en contact direct ak usine ba ngeen commandé may ko askan yi dem ci daara yi may daara yi dem ci surtout que da nga xam ñoo xam ni yow ci sa tur a tax ñu wàññi loolu waaw mais rien lan nga ma mën a wax ci lu est-ce que c'est normal alors que bu campagne jotee ñu dem ci nit ñi tey jii ñoom mënuñoo jënd li 50 000 ji dem yóbbu ko ci village yi mënuñoo jënd li dem yóbbu ko ci daara yi waaw mën naa yaakaar ne yooxu gee jubul woon fi mu war a jibe rek waaye dem na ba ministère santé waaye léegi ba ministère santé ginnaaw jib na fii dem na ba ministère santé ragal naa ne dina sotti c'est dommage que ba mu yegsee fii parce que waru fi woon yegsi c'est dommage man sama 5 minutes am war a def mooy chaque individu yore lii ci poche am chaque individu yore loolu ci poche am sama boso ngi nii waaw yow am yàlla kattanal na la dooleel la loo ko mën a jëndee mais am na koo xam ne amu ci accès mënu koo jënd tey pour mu jënd loolu day xalaat mii su mburu bu mu jënd waroon nañ ko mën a doter population bi chaque personne yor ko ci poche am balaa ngaa dem sa kër wala dugg ci kër di àbb naan ma raxasu mënoo minute foo toll di raxasu rek foo toll di raxasu da ngay nekk ci mbedd mi léeg-léeg lekk daf la fay dab léeg-léeg nuyoo te doo ko tey da lay dab ubbi bunt léeg-léeg ubbi buntu dox ci marche escalier da lay dab dëgg la te yooyu yëpp dañ ne la nañu éviter contact yooyu kon waroon nañoo mën a fexe ñu dote ko mairie bu nekk maye ko xam nga même bu fekkee sax mairie bi da koy jaay ak fukki dërëm wala 100 francs sa neex que mu accessible sa neex loolu Cheikh ubbi je crois que li Mansour wax nii dafa duggaloon ci nopp yi mais li ñuy wax les gestes barrières nga xam ni lu mel ni raxasu lu mel ni masque yooyu ku dem ba ne la yombalal na la ko ci anam yi ngeen ko waxee loolu surtout que dañu nekk ci réew yoo xam ne amul doole boo gisee ñu naan feebar bi nañu ñaan yàlla mu bañ fee ñëwee nenn ni ñàkk nañ ñàkk doole goo xam ni bu fi duggee mën na gën a metti looloo tax ñuy ñaan yàlla mu gën a woyof boo demee Corée tey jii testé na ñëpp lañ testé mais fii boo ñëwee Sénégal mënuñoo testé ñëpp donc loolu dafay indiwaat loo xam ni initiative bu mel nii jar naa jàppale parce que tout simplement dafay dimbali ñëpp mën ko am
loo xam ne bu ko ñëpp amee mu mën noo dimbali yaakaar naa ni lu mën a jàppale je pense que mi ngi noonu comme tey Youssou Ndour wane na exemple bi dem na jënd ci lu bari maye maam Góor Jasaaka sax dem na jënd lu bari yóbbu Tëngéej maye réew mi tamit war nañ koo jënd ñi nga xam ni seen loxo àggul seen ginnaaw ñu may leen ko man waxuma sax ñu jaay leen ko juróomi dërëm saa war nañ leen ko war a mën a may je crois que loolu daal mooy wax ji donc ñu jóge ci loolu ñu dugg ci waxtaan wi waaw acca bismillah. professeur Cheikh barki démb kilifa réew mi defe naa génn na wax ak askan wi li mu wax ak askan wi man Cheikh Ndiaye xam naa ko xëy na Sané xam na ko Sumbul xam na ko ak suñu docteur bi toog mais damaa yaakaar ne ak ni ma gisee événement yi ni mu amee démb ñu ne couvre-feu ñun ñi di génn di xeex ak gendarme yeeg policiers yi dama yaakaar xëy na ñëpp xamuñu lépp. est-ce que non du xeex kay. xëy na waaw da nga naan gendarme yeeg policiers yi di loolu leen duma. dañ ciy ñëw sax loolu thème bu ñu ñëw la mais dama bëgg moom en résumé mu wax Sénégalais yi lan la président de la République wax ne moom la Sénégalais war a comporté wu ci côté transport bi ci côté guddi gi de 20 heures à 6 heures du matin ak koppar gi mu génn ak loolu yëpp xam nga waxtaan Cheikh ci loolu boo xoolee bërki démb bi président di wax ci 20 heures wax na discours ci nasaraan wëlbati ko waat wax ko ci wolof ñu wax ni li ci ëpp mooy feebar bi nii nga xam ne nii la duggee ci réew mi ak gaawaay bi nga xam ne moom la duggee ndax le 2 mars lañ njëkk am cas tey ñi ngi ci téeméer bu manqué benn kon dugg na dugg boo xam ne bu ñu ci moytuwul dana indi leneen loo xam ne réew mi du ko mën a dékku ca nee naa la sànq réew lañu moo xam ne bariwuñu doole ñu ni kon il faut que ñu jël ñaari mesures yu mag a mag benn bi mooy ñu ni dañuy def état d'urgence maanaam liberté ba nga xam ne yow amoon nga ko dootoo ko amati ndax administration territoriale jox nañ leen doole joo xam ne danañ mën a yemale nit ñi ci transport ci déplacement ak lu baree bari beneen bi ñu ni couvre-feu ñu ni li ko tàmbalee 20 heures ba 6 heures du matin kenn amatul droit circuler ndax dañuy yemale déplacement yi loolu bu ñu ko indee ñu wëlbati ko waat ni am na ay koppar yoo xam ne génne nañ ko yoo xam ne am nañu budget wu 1000 milliards boo xam ni danañ ko jëmale ci jàppale yenn sociétés yi ak ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw danañ génne juróom fukki milliards yoo xam ne ay vivres lañ koy jëndee yoo xam ne jox ko ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw ndax boo gisee lu mel ni confinement moo ko gënoon waaye sunu société ni mu tëddee mënoo confiné ndax ni ko Sanex waxee sànq am na ñoo xam ni dañuy dëbbal am na ñoo xam ne dañuy taaba am na ñoo xam ni kat taabal la ñu yor am na ñoo xam ni il faut que nu génn jaay pour am dépasse ëllëg ñooñu defe naa ni mat nañoo sàmm ci loolu nag biig ci la loolu feeñ ñu ni 20 heures ba 6 heures du matin am ñoo xam ni génn nañu ñooñu nag li ma yaakaar mooy dégguñu li nga xam ni kilifa réew mi nga xam ne ànd na kook société bi yëpp jël ko dama yaakaar ni xëy na dégguñu ko waaye ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange aussi yaakaar naa ni war na noo mën a jël ni kat lii tey benn bis bu mag la nañu ko tàmbalee xool bu ëllëgee nag bu fekkee nit defaat na ko ñu wax ak ñoom ndax avertissement fu nekk dafay am bii def nañ ko waaye yaakaar naa ni bu ñu ko tollantee ñu war a mën a jël mesure yoo xam ne danañ jàkkaarloo ak ñoom parce que dafa am loo xam ne aussi maa tay lay nirool Cheikh te société sénégalaise kat dëgër bopp am na ci ca loolu dafa indi crise u kilifa crise de l'autorité bu ñu demee ba kilifa amatul nag état dootu existé ti ca état dooleem mooy mu wax nangam charte yooyu mën a daw waaye kenn neewul aussi nag nga jafandiku foofu ba gaañ wala nga rey loolu kenn waxu ko dëgg la waaw man gis naa foofu benn affaire rek kii nga baal ma man je trouve que ni c'est grave côté bi may wax ni c'est grave mooy bu ñu demee ba dans un pays kilifa réew ma wax baamtu li mu baamtu ci français waaw c'est bien wax ko ci olof ci thème bi foofu la waaw tukulóor yi wax maa njaago yi wax ñëpp séeréer si wax xeet yëpp ku ne xeet gu ne wax nañ la ci làkk gi nga déggee bu ñu demee ba dans un pays que chef de l'État bu waxee rek du ñu exécuter ay waxam c'est grave ministre yi wax du ñu exécuter seeni wax c'est très grave bu ñu demee ba dans un pays où ay xale toog jël seen portable du ñu ay xale sax ay magum jëmm lañu di filmer seen bopp di fecc naan ragaluñu police c'est grave bu ñu demee ba dans un pays ñu seen auto mais ñun wax nañ ko fi ñun bu ñu nekkee xale bu ñu seenaan auto police dañ daan dugg sama suufu rondalu maam waaw bu ñu seenaan policier bu ñëw dañ daan daw mais tey bu ñu demee ba dans un pays nit gis auto police yi ñëw naan seen bol ngay juutu di ko saboter c'est grave ok côté boobu am na mais aussi am na ci côté boo xam ne aussi ñenn ñi dañoo génn
heurté wu ci embouteillage bi avant ñuy àgg seen kër ñuy yem ci patrouille bi ñii ay personnel de santé lañu ñii ay leneen lañu yoo xam ni intention bu garaaw taxu leen a woon a jóg nan la leen policiers yi ak militaires yi ak gendarmerie yi di seggee loolu dañ ko dafa jar a xoolaat mais am na ci ñoo xam ne moom jar nañoo duma li nga wax di waa dina ñëw mais am na ci ñoo xam ne dañoo jar a segg exactement dina ñëw ci parce dumay que juumte dafa am foofu dina ñëw ci dumay après waaw. dañ wax ci discours waaw. président après ñëw ci loolu waaw. kilifa gi yow tey jii du ma wax ak yow ñëwaguma ci spécialiste sur les questions de migration maa ngi ci urbanisme parce que li ñu wax ni yëpp concerne na nit la nit waaw lan la comportement doomu aadama yi par rapport ak li kilifa réew mi wax lan la war a doon waaw balay comportement doomu aadama yi xam nga urbanisme li ko tax a jóg mooy dëkk ak dëkkuwaay ni nu tërale dëkk bi sax dañ ci waroon a mooñaale xew-xew yu mel nii donte xew-xew yi du am lu bari Médina bii nga gis nii 1914 épidémie peste moo tax ñu tax tubaab yi tërale ko nii fan Médina 1900 quartier Médina bii ngay dégg 1914 épidémie de peste parce que booba penc lébu yi dañu tasoon diggante port ba agsi maanaam li jege booru polyclinique foofu la penc yu bari nekkoon li tax tubaab yi toxal ko épidémie peste bi moo tax bi ñu ko njëkkee créé sax ñu ngi ko bëggoon tudde Pontiville ñoom booba àll booba ay till la fa nekkoon ñu tudde ko Tilleen maam Cheikh El Hadj Malick moo ko tudde Medinatul Munawara ba ñoom ñu taxa nangu sax toxal boobu donc loolu yàgg na am njëkkul am tey épidémie peste defe naa épidémie boobu rek 1600 nit ñàkk nañ ci seen bakkan boo ko rapporté booba li dëkk ci Dakar àdduna bi wala Sénégal la woon ci Sénégal parce que peste moom daawul law parce que xam nga peste gaawul woon wàlle ko gaaw na wàlle trop mais daawul law comme lawee parce que jokkonte bi amul et puis xam nga léegi jokk boo xoolee ñun sunu cas yu bari ay nit a ko fi indi waaw mais donc ci biir dëkk dañ ci daan mooñaale loolu li doxe Rebeuss ba ci daanaka Sandaga moom zone tampon la woon urbanistes yi ñu ngi ko tuddee zone bu nga xam ne kenn du ci tabax zone non aedificandi pour bu problème mën a am ñu man ko circonscrire yamale ko fi mu war a yam donc xam nga li nu tumuranke dafa bari boobu rek déjà ci ni ñuy tërale dëkk ñun ñi dëkk Kébémer wala Thiès wala Louga daan nañ xam fu ñu daan tuddee Tripano wala Lazaret Lazaret waaw booba feebar bi ñu daan tuddee trypanosomiase mooy maladie du sommeil nga xam dañ la daan dikkal ay nelaw te dafa gaawoon wàlle dañ leen fa daan ber da daan nekk ci sortie dëkk bi donc bu yàgg urbanistes yi daan nañ mooñaale loolu donte du am bus bu nekk bokkut ak sibbiru bokkut ak yeneen feebar yi mais dañ ko daan mooñaale ci dëkk bi parce que aussi ndog day am kon déjà loolu pàcc bu njëkk la defe naa ni ñuy tabaxe suñu dëkk yi war nañ aussi di ci xalaataale catastrophe di ci xalaataale épidémie di ci xalaat leneen parce que àdduna moo dëkk noonu te risque zéro amul fokk ñuy dem ak ay ndog-ndog ak ay manqué ginnaaw loolu aussi nit ñi ci niñ leen yaralee li Sané wax yëpp dafa dëpp ci wàllu yar xam nga Sénégal aussi c'est vrai sunu coow bari na mais parfois daal du nu wane tënku ci ndigal bu ndigal gi jógee ci ñi ñuy jiite alors que dëkk yu bari li tax ñu avancé li jiitu mooy nit ñi dañu tënku ci ndigal te loolu dafa am surtout solo ça discipline tënku ci ndigal mais aussi ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite dañu war li tubaab bi di wax manier la carotte et le bâton dañu war aussi bu ñu waree neexal nit ñi neexal leen mais bu ñu leen waree yar aussi yar leen ba sart ku ko jéggi sa poos yëg ko wala sa yaram yëg ko wala sa liberté yëg ko kon def naa loolu lu am solo la pour ñu mën a dëkk bu neex dëkk bu normal mais ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll yaakaar naa ne urbanistes yi aussi war nañuy xalaat dëkk bi mooñaale ko ba dem bi dikk bi gën a yomb yu mel nii bu amee ñu mën ko circonscrire mais dëkk bu nga xam ne mbedd sax nangootuñu ko am bu ñu defee 8 mètres ku nekk jël mètre 1 mètre mu nekk 7 mètres loolu aussi bokkul parce que feebar bi boo ko xoolee laman li mu wax dëgg la yàlla bu mu dugg ci suñu bidonville yi parce que bu fa duggee lii nii def nii sax dootu am njariñ ndax foofu di fa mënoo quarantaine nit ci biir këram kër gu nga xam ne am na 30 personnes noo fay quarantaine mënul nekk donc il faut ñu gën a
fexe ba li président xalaat par exemple ci Diamniadio ñuy tërale noonu suñu dëkk yi mu nekk ay dëkk yu yaatu ay dëkk yu am ay yoon ay dëkk yu nga xam ne aussi dañ fay prévoir lépp lu ñu fa war a prévoir pour yombal nit ñi. defal ci nga li ko ñuy suukaram dëkk. jërëjëf waaw xanaa da ngaa bëgg ma noppi. déedéet. waaw donc waaw non sa dugg sax neex na lool leer na lool mais en ça balaa ñoo ñëw parce que dóor yi moom thème la faw nu wax daal Sénégal gi sax loolu la ñuy xaar ñu wax ñii naan ñu c'est normal non professeur daanal ëpp naa def yaay gan gi di saa naanal n'est-ce pas donc dóor yi moom il faut ñu waxtaan ci ndax Sénégal yëpp ñu ngi ñu xaar ci loolu mais balaa ci loolu man dama bëgg ngeen leeral ma benn affaire léegi ñu ne couvre-feu de 20h à 6h du matin. À 6h du matin. Et ça sert réellement à quelque chose selon man par rapport ak évolution feebar bi parce que tey 20h ba 6h du matin léegi après 6h du matin ba 20h ñun ñaa ngi côtoyé ñun ñaa ngi dem ñun ñaa ngi dugg ñun ñaa ngi génn alors que damaa def ni décision ba ñu ko jëlee c'est pour limiter xëy na feebar bi bañ a màgg mais est-ce que feebar kon guddi rek lay wàlle wala guddi ak bëccëg yëpp lay wàlle wala j'ai pas compris en fait man j'aimerais vraiment ñu expliquer non mais dëgg la dëgg la comprendre man raison bi tax ñu ne guddi gi nañ toog bëccëg gi nañ dem doxi xam nga feebar bi guddi gi rek lay wàlle doo wàlle bëccëg bi non day wàllee tout le temps mais xam nga boo gisee nee naa la dañ doon dem vers un confinement général mais nee naa la suñu dëkk yi boo ko confiné musiba am parce que am na ñoo xam ne dépense au jour le jour lañ koy def wallaay moo tax ñu ni xëy leen ngeen dem liggéey parce que bu ñu ko tëjee bokkul ak France même gis nga Mansour mi ngi koy wax sànq question wu yar c'est pas un problème sénégalais boo xoolee France tey Macron mer moo xam ni biñu leen confiné mais plage yi dafa fees del mais loolu ñun moo nekk loon suñu société ñu ngi ci 1 million de contraventions 1 million de contraventions nee naa la Sénégal boo xoolee historiquement dañ naan dafa am foo xam ne geño gi dafa dagg parce que lii muy wax autorité dafa amoon doole dans la case de l'homme ci initiation lañ daan jàngale nit jom fulla fayda kilifa bu waxee dootu waxaat daan nga dégg ñu naan birima ba ca benn baat ba su waxee ren balaa waxati déwén c'était la sacralisation de la parole mais bu ñu demee ba nga xamee ni comme ni ko Sanax waxee sànq parce que quand le peuple ne craint plus rien l'État n'existe plus Max Weber dafa wax ci le savant et le politique mu ni l'État c'est l'organe qui dans les limites d'un territoire déterminé exerce le monopole de la contrainte physique légitime État moo am doole jooju moo am force boo xam ne bu ne tëdd leen ñëpp tëdd bu ne jóg leen ñëpp jóg mais c'est pas parce que dañ ni diggante 18h diggante 20h ak 6h du matin bu kenn bouger après nañ leen bàyyi c'est pas parce que guddi gi feebar bi dafay am mais dañu xam ne bu ñu leen téyee confiné leen société bi dootul doxati mais nit ñi ñoo war a am yar ñoo war a am xam seen bopp ba nga xam ni ku ci xëy boo demee liggéey li ngay liggéey nga ñibbisi mais entreprise yi aussi côté boobu aussi dañ leen ciy wax parce que am na ci ñoo xam ne dañuy ragal a ñàkk seen liggéey mais comme ni ko Mansour waxee sànq am na ci entreprise yoo xam ne war nañ mën a réorganiser comme ni ñu koy defee ci koor gi ni kat bu ñu yeewoo à partir de 16h dañuy arrêté wala ñu à partir de 15h dañuy arrêté pour permettre ñi nga xam dañoo dëkk dans les lointaines banlieues ñu mën a ñibbi parce que am na ñoo xam ni heure bi ñuy wàcc bu ñu duggee ci embouteillage duñu mën a egg loolu aussi dafay doon question boo xam ne lu doy waar lay doon donc je crois que confinement général lañ doon bañ pour nit ñi nga xam ne dañuy lijjanti parce que ñun bokk ñoo société yi nga xam ni mën nañoo jënd seen déwlin jënd seen ceeb jënd seen lépp tëj am na ñoo xam ni au jour le jour la ñuy régler seen dépense looloo taxoon ñu ne nañu def 20h 6h du matin bàyyi nit ñi ñu liggéey ci journée bi mais yaakaar naa li ngay wax ni am na solo te buñ ko réglé wul vers un confinement général man je pense que ne heure bu nekk rek mën nañ ko wàllante muy bëccëg muy guddi mais au moins état bi def na wareefam mi ngi def li mu mën parce que mënul téye ñëpp bëccëg bi mënul téye ñëpp guddi gi mais guddi gi nga xamante ne ñu ci bari amuñu soxla mën nañ toog seen kër yi pour wàññi li nga xamante ne mooy feebar bi si dëkk bi bëccëg bi nit ñi dem liggéey ku ci nekk moo war a jël responsabilité boppam xool li nga xamante ne moom nga war a def nga def ko parce que nit nag wareefam kenn du ko wax feebar bi toll na foo xamante ne ni tey jii ku mu dal maara day taali ku mu dal ci sa njaboot maara day taali kon nag ku ci nekk na jóg ku ci nekk yaay sa kilifa bopp man xale yi ma gis démb man tamit j'étais choquée papa maa ngi dégg léegi nga koy wax bi ñuy filmer seen bopp naan police ngi ni am na ñoo xam ne ñett lañ dañu taxaw di xaar police yi di dox di ñëw pour ñoom ñu mën a daw pour rawante ñoom parce que foo lañ ko jàppee affaire bi du foofu mën nañ dugg ci loolu problème mu damay finir rek problème mu honneur laa ko def ku mel ni man dem ci guddi je me suis dit man par exemple bu ma policiers yi jàppoon di ma dóor à la place dee moo ma ko gënal man samay moroomu góor jàpp ma di ma dóor te mënuma fayu man ma damay am gàcce quoi yàlla na ma yàlla jéggal loolu bu ma daloon man ma remplacer ko dee ñu suuli ma mais ça yow pour yow dóor yi yoon la non mais
ci loolu moom mën nañ cee dugg waaw léegi defal naa waxtaan ci. dóor yi waaw yoon la du yoon dama ni la waaw. yoon la ci ñi nga xam ni ils font exprès de sortir et de chahuter la loi et de chahuter les hommes de tenue parce que am na ñu ci génn ñoo xam ne tu vois que ni ils sont en train de chahuter dañuy nekk di kokkaliwaate quoi ay ragaluñu police ay nangam taxaw ci non nañu bàyyi dajaloo bi ak lan dañ kumpa on est un peuple boo xam ni dañ kumpa parce que dañu bëgg nettali dañu bëgg lu ñu filmer dañu bëgg lu maa ko filmer ak dañu bëgg nettali nañu toog ci sunu biir kër benn ñaar mais dafa am ci ñoo xam ni dañoo dajeek homme de tenue yi par accident pas par tayeef am na fu ma dégg sànq ñu ni des personnels de santé ñu wàcc di ñibbi structure de santé boobu lu tax joxuñu leen badge ñun par exemple à la TFM on nous a donné des badges tey boo tasee policier génn émission da nga naan ko man damaa liggéeyi woon wane ko sa badge mooy personnel de santé bi nan la policier bi xamee ni kii personnel de santé la bokk borom scooter bi ñu wane ñu tël ko fan la demoon liggéeyi mayal nit ki mu expliquer am na ko yor benn van mag la mayal nit ki mu expliquer. dañ ko tendre par quatre et puis filmer ko may ko mu expliquer parce que ñoom ay homme de tenue lañu boo expliquer lu yanu maana dinañ ko xam. mais comprendre nga Ndiol yëg nga ne affaire bi amul lu yenu maanaa amul lu yàq mel ni yenu maanaa. waaw amul explication waroo génn c'est catégorique c'est catégorique. mais dama ne la loolu d'accord naa ci. dama ne loolu d'accord naa ci mais daf ci am ñoo xam ni duma nañ leen par accident. duma nañ leen ci lu dul seen tayeef dañoo génn par accident ñoom. déedéet. mais yow mën nga li Lamane Mbaye wax le professeur wax. tey exemple non exemple tey man mën naa am malade tey mën naa am malade mu war a génn hôpital wala ma war a dem rejoindre malade bi hôpital. war ko mais li ma Lamane Mbaye wax léegi ma taseeg ñoom nan laay am na ci ñoo xam ni le président mais wax urgence mën ni na le président de la république wax ni ñiy liggéey ci entreprise ku ci téye sa personnel ba yenn heures yi ñu duma ko bu la porter plainte dinaa dal sa kaw ku ci téye sa personnel ba yenn heures yi mu bañ dem ñibbi boo ko dàqee dinaa dal sa kaw am na ci ñoo xam ne ñàkk seen liggéey la am na ci ñoo xam ne demoon hôpital seeti malade di ñibbi embouteillage téye leen la ak yeneen réew dafa bëri rëq-rëq lu lay téye nit ki demam la xam waaye xamul ñibbi séem waaw defe naa li mu wax sa neex il faut mu am xaaj ak seen waaw kay mënuñu ne rek ku génn bala ngay toj gémmiñu sàmm il faut nga xam lu mu walis mënoo rek ku génn nga dóor ko parce que génn na am na ñu nga xam ne seen génn it yittee moo ko lal te yitte boobu dafa war a am lu ko légitimer moo tax mesure bi gaaw na certes mais boo demee France bala ngay génn parce que ku nekk may nañ la génn quand même duggi marché 1 heure de temps ci rayon wu 1 kilomètre mais da ngay dugg internet télécharger benn document wane ko doo passé heure bi nag maa ngi naan léegi passé nañ 1 million de contrôle mais ñun sax temps boobu ñu war a dépenser pour di contrôler nit ñi amuñu nit ñu doy am donte teg nañ police armée gendarmerie loolu mënuñu am moyens yu matale loolu moo tax nit ñi il faut ñu communiquer ak ñoom ñu xam ne affaire bi du sax génn bi mais dajaloo bi bëccëg sax dañu ko tere waaw d'accord naa loolu tere nañ grand place tere nañ leneen parce que li la man wax la mënuñu def confinement parce que ni suñu économie doxee ak dana jafe day metti parce que dégg naa Trump léegi mu ne tëj entreprise yi moo gën a garaaw virus bi waaw nee na mooy ñëpp ëpp li muy rey nee na ñëpp liggéey mën na am moo tax il faut que daal ñu waxtaanaat ak nit ñi lu gën tar waxtaan bu nga xam dañ koy dégg ñoom parce que aussi lu bees du xëy rek sotti il faut que ñu waxtaan ak nii ñu xam ne waruñu génn mais même bëccëg waruñu dajaloo mais man loolu d'accord dafa naa am bëccëg solo waruñu dajaloo mais professeur wax nga léegi couvre-feu leeral nga ko ñin ñi couvre-feu état d'urgence mooy waroo génn amul raison bi war a tax nga génn man je crois que loolu xëy na kon ñun lañ bokk parce que tey jii même boo demee tey nga dem gendarme mu ne la ok nga expliqué mu ne la est-ce que xam nga luy couvre-feu mooy dafa mel ni réew mi nga en guerre kon amul santé laa jugee amul télé ba laa jugee amul nangam. non si y a des personnels de santé am na nga xaar ba 6 heures du matin si am na ay xob dañuy liggéey guddi y a des personnels de santé yoo xam ne dañuy liggéey 6 heures du matin yaakaar naa ni ci mesure bi waaw am na ñoo xam ni ubbil nañ leen ay porte ni ñii may nañ leen xam nga tey région ak région tey tere nañ ko mais am na ñoo xam ne permettre nañ leen ko le service médical permettre nañ leen ko les forces de sécurité permettre nañ leen ko ak ñoo xam ne xëy na am nañ ordonnancement boo xam ni gouverneur wala dara moo koy signé mu woon leen ñii dañu war a déplacé wu mooy li ma doon wax saa neex sànq képp koo xam ne yaa ngi liggéey fenn kon tey ko war malade sa kër waay au lieu nga koy yóbbu da ngay woote santé ñu ñëw jël si ko normalement dañ ko war a jël si ou bien war nga am benn këyit boo xam ne en tout cas moo lay permettre nga dem yóbbu ko
en tout cas waruñu jël loo xam ne forcément dañ naan lii ku ko deful dañ la war a yóbbu tëj la parce que loolu c'est pas une société. il faut que aussi ñu organiser ko. fii kay du tëj dóor kay yaakaar naa ne loolu aussi am na solo beneen affaire bi ñu def mooy affaire kilifa. defe naa sànq bi Soumboulou di wax na ay xale yoo xam ne dañuy génn mais ñooñu ana seen i waajur. ba ñuy nekk ci mbedd mi heure boobu ci loo xam dañ koo tere. ngay ñëw di wax ay policiers di leen def ay. ragaluñu policier ragaluñu loolu je crois que loolu aussi Cheikh bokk na ci li nga xam ne suñu fayitu éducation actuellement nii. parce que suñu éducation bu njëkk loolu je crois que bokk ci woon. est-ce que xam nga ne suñu société traditionnelle xamuñu woon kaso. Sénégal bu njëkk xamul kaso. mais bu ñu jàppee ab sàcc. Sanex mi li mu wax sànq dégg nga ko. ni man nga jàpp ma di ma dóor ma dee moo ma ko gënal. loolu laa la bëggoon wax am na ñoo xam ne xamuñu woon am na ñoo xam ni buñ leen masaan a jàpp sàcc ba yeew leen sa ndey dootu dem marché sa baay dootu dem ci jàkka ji dee moo leen koy gënal. d'ailleurs suñu devise armée da ngay dégg ñu naan on nous tue on ne nous déshonore pas. nga rey leen les femmes de Nder noonu la demee. dañ naan nga rey ma sax moo ma gënal donc bu ñu nee lii boo ko kenn def am nañ góor gu mag bu ñu daan wax Serigne Moustapha Diop ca Kébémer da daan wax naan boo rombee ay gone ñu rëdd wi de ku fi jaar dee. ne bu fa jaar de da nga ko gi boppam leen tuugee waay dafa am loo xam ne nit di ko def. tere nañ kii lii bu ko kenn def parce que tamit boo xoolee tey feebar bi sànq maa ngi gis ñu ne le président nigérien mettre nañ ko en quarantaine ak son directeur de cabinet. nga dégg ñu ne la le prince de Monaco. nga dégg dem ñu ne la Manu Dibango. faalewul kenn de. nga dégg ñu ne la jabaru premier ministre bu Canada. mais kon Cheikh loolu je crois que affaire amatul te ñooñu ëpp doole fop économie. ñooñu ëpp ay moyens fop gis nga tey foo xam ne ay milliards lañ génne ñun amuñu doole. tey lii ñu mën a def rek mooy barrière bi nga xam ne paravent bi nga xam ne moom lañ mën a def pour mu bañ a egg si nen ni mais bu fi duggee nen ni ak suñu société ni ñu dëkkee saa wax na ko sànq néeg boo xam ni ñaar fukki nit dafay nekk. ñun ni ñuy dëkkee ak ni ñuy nekkee je crois que bu feebar bi duggee noonu. mais c'est une catastrophe. mais et président bi loolu la wax mu ni nous sommes en guerre ba pare ni l'heure est grave. kay man d'accord naa man ça man kilifa yi man d'accord naa de feebar bi Sénégalais ñu ngi koy xam nañ ko léegi. xam nañ ko bu baax a baax. mais dama ne man comme décision bi nga xam ne borom réew mi jël na ko. bu kenn génn guddi. dama ne dóor yi est-ce que c'est la meilleure des solutions dama bëgg bu ñu bañ a raay wax ji parce que dañuy waxtaan nag tamit du dëgg. parce que tey boo demee États-Unis dañu lay wax ñoom dañu nekk couvre-feu ba 21h ba 5h du matin. duñ dóore dañ lay amende wala ñu ne la dellul fa nga jógee woon duñ la dóor. France duñ la dóor dañ naan la dellul fa nga jógee rentre chez toi wala ñu bindal la amende. mais Sénégal tey boo xoolee militaires yi dem ba ñuy waajal ci ngoon gi dañoo jaajju téye seen affaire xam ne tey dañuy dóor. di ko filmer. waaw mais man loolu laa bëgg wax. ndax dóor bi di ko filmer mooy solution bi. wala waxtaan ak ñoom ne la. am na ci koo xam ne def na nii. ni tey lay saf. d'accord voilà man parce que dafa mel ni préméditation da ci nekk di waajal daal waajal. je sais que c'est l'armée je sais que c'est sensible mais fii tamit ñun tamit dañ fa war a toog pour wax waaw dóor yi moom bu fekkee ne dóor mooy yoon ngeen wax ñu ne mooy yoon. mais à part dóor léegi yow lan nga xalaat comme solution. parce que bu dee koo amende moo la gën a xiif. waaw. koo ne dellul sa kër. mu dellu boo geesoo gis keneen ci biti. te xam nga lu ci garaaw. lan mooy problème Sénégal lan la. xam nga lu ci garaaw kenn da leen a mënul jàpp. comme ban. man li ma jàpp dóore li tax wóorul man ngaa dóor ku deful dara moo tax dóore te xamoo ki ngay dóor wóorul. man nga gaañ waaye fi mu ne ñi ngi naan Sénégal na set a set. ñii ñu jàpp mënoon nañ leen a dem yóbbu leen Kaaba. ba le lendemain ñu fan nga leen di dajale dajaloo bi la ñuy bañ fan nga leen di dajale ci oto. doo leen dajale ci benn fourgonnette naan. parce que man loolu xanaa doo leen jàpp dajale leen ci benn fourgonnette naan da nga leen yóbbu parce que dajale boobu la ñuy bañ. doo leen yóbbu ca Kaaba di leen dajale ci néeg dajaloo boobu la ñuy. doo leen yóbbu ca prison ba doo leen defeere. nii université bi kenn newu fa. waaw ku nekk mën nga ko dugal ci néeg ñu garder leen déedéet. xam nga Cheikh moi je crois que li koy régler du entassement bi. jël leen dajale leen fenn xam nga pour man lan mooy solution bi fi mu ne nii. ñu toog les meilleures heures d'écoute. xam nga tey kenn ku ne xam na ni ministère de la santé bi nga xam ni moom rek mooy joxe tey. ñi nga xam ni feebar bi jàpp na leen. moom rek moo koy joxe. defatuñ ko 17 heures léegi 10 heures lañ koy def. ci li ma yaakaar. balaa directeur de cabinet di wax. wala balaa ministre di wax nga xam ni ñëpp a ngi koy déglu. sensibilisation nit ñoo xam ni fu ñu waxee ñu dégg leen. taxaw kat wax lu mel nii ni bugg ñoo yegg ci gaañ bugg ñoo yegg ci dóor ko deful dara waaye képp parce que foofu ñëpp dañ koy seetaan ñëpp dañ àdduna bépp koy déglu c'est très important boo gisee dëkk bu mel ni Chine am na ay dëkk yoo xam ne boo gisee drogue xam nga Chine kenn ku ne xam ne opium la guerre de l'opium ni mu leen defoon boo gisee drogue
chinois du ko fowe nee nañu bis buñ la jàppee ci drogue dañuy bàyyi ba GIA Jaraaf stade bi fees del balaa ñuy joxe coup d'envoi ñu teg la ci digg bi ni la pan nga daanu ñu continuer kenn du ko defee il y a des heures d'écoute balaa ñuy joxe le bilan ñu def fa zone de sensibilisation bu 3 minutes wala 5 minutes ñoo xam ni fu ñu waxee ñu dégg leen Sénégalais yëpp dégg ko loolu je crois que c'est un élément très important. waaw 8 heures nag je trouve que ni aussi. teel 8 heures cëkk na cëkk 8 heures. teel na. ban heure a jot sax ñun. bu ñu ah. balaa ñu yàgg seetal leen ma heure bi de. ba fi émission bi ni ñool met lay def ah damay ñibbi de. waaw ndax man moom xam naa ni comme li nga wax sax comme li nga wax. man d'accord naa am na ñu nga xam ñu yóbbu ko daal 22 heures. am na ñu nga xam ne mu nekk couvre-feu mu ñàkk nekk couvre-feu. waaw bu ñu defee lu ñu warul def. dañ leen duma. dëgg la boo yaru di ko yooyu. bu yaru ñu di ko jàppee nañ ñu trop dóor. sànq kilifa gi nee na jigéen bi ñu dóor de ma ne ko ay bu jigéen bu fekkoon jigéen dafa ëmb. xanaa def mu ne ma c'est à voir aussi est-ce que jigéen ba amul lu mu wax. parce que nit ñi dañoo doy waar. donc kon man cas yu mel noonu. dañ leen di nga wax kokkali loo warul wax. waaye jigéen wala lu nga mu def mën a loo wax warul nag def. jigéen lu mu mën a wax. waaw ci moment boobu noonu lu mu mën a wax. comme xamoo état de santé am fan la toll. ak lu mu mën a wax. yow war nga ko mën a jéggal ngir sa tenue ak kilifteef gi nga am ci moom. parce que jigéen nag tiim ko di ko dóor. yeneen ñaata nit loolu mu image bu ñaaw la. foofu aussi il faut que ñu def li ñuy wax une pierre deux coups. dëgg la ñi nga xamee ne wane nañu ak yaradiku ñu yar leen delloo si leen. dëgg la waaye ñi nga xam ne xamoo lu leen dal. waaw parce que koo xam ne boo koy dóor du fayu. est-ce que xam nga professeur yaa ngi ko tiim ak ay liif boo ko dóoree du fayu. boo ko saagaa mu ni nem. professeur boo ko dóoree mu boo ko jàppee mu dugg est-ce que xam nga ni ñun l'Afrique et ses secrets l'Afrique et ses mystères. gis nañu ñun ba nu nekkee xale ba tay nit ku dóor nit loxoom di neewi tëw a rees. am na gis nañu ba tay nit ku dóor nit awee fa faatu. du ñëpp la ñuy dóor tamit de. am na ñoo xam ne kenn du leen dóor de. dëgg la dañ koy takk wala ñu sangoo ko. am na effectivement. loolu tamit. jar naa man am naa ay frères homme de tenue. am naa ay cousins homme de tenue am naa ay xaritu homme de tenue ragal naa leen loolu trop ci ñoom. am na ñoo xam da nga leen di dóor rek sa àdduna yàqu. te ñu ngi ci biir nit ñi di dox kenn xamul fu ñan la. d'accord yàlla nañu yàlla musal ay waay toog leen seen kër yi dóor yi bañ a amati. nañ toog ci kër yi dóor yi bañ a amati. tey doo gis kenn mooy tey mën nañ leen sanctionner te duñ leen dóor. waaw je pense mais comment loolu daal. mais comment nañu xool pexe bi. solution bi ñuy nan sanctionner nit ñi te duñ leen dóor. pexe moom dóor daal lu doy waar la. man je pense que ni sax boo leen waxee ak ñoom calmement fan nga jóge moom nam nga ne ko dellul fa nga jógee dina fa delluwaat toog. day wiiri. waaw day wiiri. day wiiri. dañoo dëgër bopp. voilà donc kon ñu dugg ñoo ci raw. léegi ñu dugg ci. dëgër da nga naan ko dellul mu wiiri koñ bële naan am na ci ñoo xam ne dañ naan waaye dañoo naan ma Macky Sall naan ay bu ñu génn ñun dañuy génn ñun man maa génn kanam dañ koy def défi. Sénégal ñun dañu am ci ñoo xam ne ñun dañoo dëgër. dañoo dëgër bopp dañoo ñeme défier. dañoo ñeme défier maanaam di jaay ak kang du noonu homme de loi kenn du ko défier kenn du ko kokkali. jàpp ne homme de loi yi di leen kokkali. dañ leen di kokkali d'accord naa loolu yëpp du yoon. léegi docteur. mën mën naa am nañu jàll ci démb nit ñi dañu am mbetteel mën naa am tey duñ doxale noonu. non tey kenn du wane génn la tey maa ciy jiitu moom kay ñëpp a ngi xool seen montre. tey kenn du génn spécialiste sur les questions de migration. fu ñu toll nii ku ne xam na ne bu njëkk ba démb ak barki démb kat dañ daan wax naan sénégalais amagul coronavirus fële ca bitim réew. loolu sax dina bokk ci li tax ñu invité Fallou Seck mi nga xam ni ku wax Italie moom moo tax ngay wax. dina ñëw ci plateau bi léegi incha allah fekk ci la yow docteur. n'est-ce pas. donc te léegi dégg naa am na ay sénégalais 4 sénégalais n'est-ce pas. exact yu ne xam ne am nañu corona bi. en Lombardie. en Italie. donc yow spécialiste nga ci migration. waaw lan nga gis. waaw lépp sénégalais yooyu waaw du dara leeral la nag ci ngonal yi lu jaral leeral la defe naa parce que ñëpp waa bitim réew ñoo ci gën a sonn waa bitim réew moom sonn nañu lool wax dëgg yàlla waaw loolu moom am na. waaw sonn nañ te. mbaam doonte gàtt na waaye ci jur gi la bokk. dëgg la pire ndax émigré yooyu ñu ngi toll ci xayma yi gën a néew ci 2 millions. maanaam fukki sénégalais yoo gis. ñu gàddu seen identité. ñaar ñi émigré lañ. xam nga loolu lim bu takku la. doonte ñi ëpp ci réew yi ñu wër la yi ñu bokkal dikk ay Mali ak yooyu mais ñi dem France Espagne Italie États-Unis pays yooyu bokk nañ ci pays yi nga xam ne aussi feebar bi fa la gën a bare. donc ñoom duñ ci mucc. te ñoom président bañ na ba utal leen ay député di leen considérer comme 15e région bu Sénégal kon lu ñuy mooñ aussi war nañ leen ci mooñaale
te ñoom it seetaanuñu ñu parce que bon an mal an depuis près de 20 ans que je m'intéresse à ces questions ñoom chaque année ñu dépenser ci transfert indi ko fii jàppale ko seen i bokk ak seen i waa dëkk près de 1000 milliards ñan émigré yi les immigrés ñoo koy jàppalante seen biir. mooy li ñuy transféré buñ ko xaymaa noonu la mais toll. immigré yi d'accord xanaa amul li ñuy dugal Aziz bu fekkee mën nga maa takkalal Fallou Seck mu ñëw. xam mais nga loolu immigré ñëw ci plateau bi fekk immigré yi li ñuy dugal ci alal ci réew mi kenn xamul nu montant toll. bu rëy ñëw la ci waaw parce que boo xoolee démb président budget bi mu ciblé 1000 milliards la. waaw daanaka immigré yi dañuy dugal lu ëpp loolu. waaw te li am solo ci xaalis boobu ñuy dugal mooy. may ma tuuti mooy rek crise may ma tuuti mu nuyoo. le grand sapeur. mu nuyoo dal ak jàmm. waaw nootoo jaajëf waay nootoo. yegsil waaw yegsil Fallou yegsil toogal nii. waaw kay Fallou toogal noonu. Fallou Seck maa ngi ñëw ci présentation kilifa gi mën ngaa continuer. waaw li tax xaalis boobu ñuy dugal at mu ne li tax mu am importance mooy bari na crise yu fi amoon taxul mu wàññeeku 2008 xam ngeen ne amoon na crise bu mag bu jàppoon àdduna bi wàññi trop indicateur yëpp jaxasoo mais xaalis bi émigré yi doon dugal yokkuwul ni mu daan yokke mais at moomu sax yokku na donc loolu dafa nekk xaalis bu bari dundal ay nit ñu bari 80% li ñuy liggéey daanaka ñoom dañ koy transférer te xaalis boobu bokkut ak aide publique au développement parce que aide parfois la yàlla xam doy na mu bañ a agsi ci ñi ñu ko jagleel mais ñoom seen xaalis day dugg ci panier de la ménagère parce que ki ñu koy jox day waaxu jëli ko faj ci soxla yi mu war a faj donc loolu déjà rek am nañ ci tiit trop ne bu wàññi ko dina bari lu wàññeeku Sénégal surtout ci gox-goxaan yi parce que ñun ñëpp peut-être yéen maa leen xaw a féete mag banque bu njëkk biñ daawul am transfert immigré yi bi mu daawul jaar ci banque yi centre ville lay amoon waaye tey boo demee dëkk bi gën a ndaw am na banque parce que la gunge banque bi mooy Western Union mooy MoneyGram mooy yeneen dama jëlal nag quartier Dakar donc ñoom seen xaalis boobu ñun dafa law ci Sénégal loolu déjà dina wàññeeku parce que liggéeyatuñu dina wàññeeku parce que ñi ci bari dañu nekkoon di yëngu ci ay commerce wala ci travailleur indépendant kenn ngi nii toog waaw te bu fekkee ñooñu dinañ ci waxtaan moom jàppale bi ñu waroon a am amuñu ko ci dëkk yi ñu nekk dina sooxe te du tee seeni charge même bu ñu leen ko yombalee day continuer di am très bien léegi pour parce que lu ci des bareewul te lu ñu war a waxtaane am na solo professeur par rapport ak li docteur wax par rapport ak xaalis bi nga xam ne kilifa réew mi destiné ko immigré yi lan nga ñu ko par rapport ak 4 cas yu nga xam ne am nañu ko tuuti. oui mais xam nga Serigne Mansour dafa nekk spécialiste su question yooyu parce que liggéey na ci Cara System Bank loolu yaakaar naa yàgg na lool article boo xam ne ça a fait le tour du monde dëgg la xam nga immigré yi defe naa seen participation ci koom-koomu réew mi boo ko dee natt ñun fi ñu dëkk muy région de Louga dafa doon région boo xam ni potentiel bi daf ci feeñ trop muy nit ñu am jom nag maa ngi am sama benn rak Xaadim def moom laa la wanoon sànq dëgg la waaw audio boobu mu def élément bi après dañ ko élément bu doy waar boo xam ni moom moo ko def nga xam ni moo su may rak ñoom may sa mbay ñoom ñëpp ñoo nekk actuellement Kébémer ak xale yi dañu doon ñoo xam ni boo demee tey Madrid ña nga fa boo demee Italie ña nga fa mais ak seen i morom ak ñeneen ñoo xam ni seen jàpp ci économie bi dafa am doole comme ni ko Mansour di waxe sànq boo demee même dans le Tambacounda dans la région de Saint-Louis région boo dem am na fa tey ji immigré yoo xam ni bu ñu seen loxo duggul dana feeñ ci économie bii ñu nekk nii bu baax a baax. mais instant yi toll nii est-ce que du immigré yi dañoo soxla tey Sénégalais yi tey yónnee leen tey. am na peut-être am na loolu yaakaar naa ni am na solo. mais loxoy Kajoor day weesalo koo xam ni kat toujours yow la ma sa xalaat. koo xam ni mi ngi woon ci bâtiment yi koo xam ni mi ngi woon ci dund gi koo xam ni mi ngi ci lépp yaakaar naa ñoom itam su fekkee ne soxla nañu war nga leen mën a xalaat. moi j'ai une sœur boo xam ne def na tey 35 ans en France. mook jëkkëram ña nga fa ak ay doomam ak yëpp. ñu ngi tëju ñu nga fa dañu confiné wu tey jii. donc da ngay moo tax nit ñi fi mu ne seen yaram dafa dee complètement parce que Sanex wax na ko sànq mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. je crois que donc ay nit lañ yoo xam ne aussi nañ leen di xalaat. nañ leen boole ci li nga xam ne aussi ak président de la République ak li ñuy def lépp daal nañ leen xalaat. parce que seen doole yëpp dañ ko def ci réew mi. kon bu ñu demee ba nga xam ne lii am na liggéeyatuñu am nañu problème war nañ leen a mën a xalaat aussi dans les programmes et les projets. d'accord Fallou Seck yow da nga di suñu xarit. ñu yàgg ak yow lool
ñun ñëpp toog fii fekk nañ la Italie plusieurs fois xam nañ na nga fa mel xam nañ kàddu gu nga fa am xam nañ xam gi nga xam dëkk boobu suñu xel nag daal na ndax ba ngay ñëw Sénégal defe naa une semaine après ci la corona doog a kenn donc bu dul loolu doo ma jege donc Fallou gis nga ne ci loolu la ñuy waxtaane gis nga ne kii loolu la xam kee loolu la xam yow fa nga jógee balaa ñoo dugg sax ci situation bi nga dund ak ndimbal gi parce que li tax mu ñëw après dañ ci waxtaan lan nga ñu mën a wax ci feebar bi par rapport ak loolu ak ña nga fa xam ak nu ñu koy dundee ak jàppalante bi waaw léegi ginnaaw bu ma sante yàlla sant yooyu bi sant ñëpp di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa Sénégal di wax daal dëkk ba moom man ba ma fay jóge boobu ñu ngi koy dégg ci ay Piemonte ñu naan tey de waa Piemonte di déglu ne ah ña nga nekk Lombardia ñu naan ña ma nga nekk Bergamo ñi naan ña nga nekk Brescia affaire bi booba man la 3 laa ñëw Le 3 ba bii jar naa leeral. waaw la 3 laa ñëw kañ la ñëw foofu kañ la avant muy ñëw la 3 nga ñëw kañ la foog affaire bi le 8 ah le 8 la le 8 waaw non yow sax dafa ëpp nga fi 14 jours d'accord bi ñuy tëj affaire yi ak bitig yooyu yëpp man fekkuma fa ok ndax man bi ma fa nekkee maa ngi dox waa di gërëm bu baax Ibou Ndour den ci ñëw le 26 laa waaw waroon a ñëw waxal ci loolu rek heureusement ma ñëw le 3 bi yàlla defee affaire bi ñëw Piemonte ndax dëkk ba ku ko xam kat xam ne ñun kat ay jàmbaar lan ndax li ñuy dugal ci Sénégal gi amul kenn ku ko fiy dugal ci Sénégal immigré man de bala maa am jàmm wala bala maa lekk wala ma naan yóbbante sama njaboot ba pare soog a lekk wala ma naan li may gën a wax moo li ma gën a booy liggéey sax te amoo dépasse sa liggéey du dox ndax yaa ngi xalaat yow loolu ngay concentré wu ba yàlla def ba mooy sox doo sox ko amuñu lu dul sunu njaboot gi nekk fii tax waa Sénégal ñu bàyyi iskers bi mooy luy iskers mooy fo bi ok ndax actuellement nii immigré yi mer na immigré mer na man mer naa ndax man immigré laa man sama àdduna bépp man li ma dund Europe dund ma ko Afrique à l'âge de 16 ans laa jóge fii ñi ngi 89 ñi ngi ci 2020 kon nag ba tey maa ngi ci ay 31 ans ndax man vivre ma daanaka peut-être dama fi am ku mel ne Saneex ma koy ñëw di ko fekk ci ku mel ne Cheikh di ñëw ci dëkk bi luy bëri di jaay ay affaire tey du waxuñu ci yooyu sax waaye li ñuy wax mooy civilisation dafa xew dafa baax ci bu réew ay toogal sa kër ñan ko wax te nekk ca Italie muy tubaab bi muy nit ku ñuul ki bañ leen ko waxee ñoom ñëpp heure ba du jot sax ña nga ci seen kër te ñoom ñoo nu gën a neexle yéen 8 heures la ñuy wax ñun fee amul génn booy génn da ngay wax nañ ko léegi kon nag ñun bu d'accord amee loolu d'accord Fallou léegi non man kay dama bëgg a wax situation bi foofu situation bu garaaw moo fa am waaw nit ñi lekkatunu naanatunu ña fay lekkakus naan ñooñu fexe woon na yàlla mayoon na leen ab kattan bu ñu dence woon dara stocké ñu stocké te stocké amul Europe ndax Afrique ndax ñun lu nar a stocké yóbbante ko fii ci suñu réew walaay dëgg la walaay dëgg la dëgg la de lekk leen dara ay jàmbaar ngeen lii falantee la rek massa coot massa loolu nga wax leer na mais man li ma bëgg a wax mooy oui Cheikh xam nga invité woon nañ fi kenn fii yow da ngay liggéey ci migration dafa am lu bëri lu nga xam ni jar naa bàyyi xel muy association yi fa nekk wala yow mi di liggéey ci migration tey jii ñee ñu sonn nañu wax na ko léegi-léegi état bi am na lu mu génne pour ñoom est-ce que dana àgg ci ñoom xaaral ma ñëw fàllu est-ce que dana àgg ci ñoom est-ce que xaalis boobu dañ koy yëkkati teg ko ci loxo association yi ñu yóbbu ko ci ñim ñi wala yéen ñi yor migration bi di ngeen veiller à ce que immigré yi nekk foofu sonn am lu ñu war a dimbale dina àgg ci seen loxo parce que daf ne ma dafa expliquer benn problème que ni dimbalante amu fa parce que bitigam dafa lakk ba nu mu ñibbisee fii Ibou Ndour ko jëndal billet mu ñibbisi te pourtant association yaa ngi fi woon ñëw na fi toog keroog du dëgg est-ce que bokk na ci association bàyyi ko mu expliqué waaw Fallou léegi waxal Fallou expliqué waaw Fallou ngay déglu man léegi ma bu ne xeex ba ñu ngi may déglu man tey li dara laa ko gëm waaw waxal rek waxal waaw waxal rek Fallou bu ne dama ne bàyyi ma rek waaw ñëw bu ne association ba maa cay njëkk Waaw. bu ne màggal ga maa cay njëkk ah bu ne musique ba maa cay njëkk fii amul kenn kuy jugee ci Europe Afrique gii Sénégal gii ñëw te seet si woo ma Ah. foo nekk danaa la fa fekk
laaj la ba xam yaa kon ngi c'est nekk quoi le baa problème yaa ngi nekk kon lan mooy problème Cheikhou mii xam na ne ba ma koy tëggal spectacle ca dëkk ba loolu 2000 la ñu ngi ci 2020 wax nga dëgg. maa ko njëkk a tëggal spectacle Dionewar nit ña ca boppam ñëw tey xam nga yedd ni ki yërëma ko gën tey amuñu droit pour egg foofu nan wax ci leneen li nga xam ne tey jii mooy lu nu gouvernement dimbalante bi ni la Jojo wax dimbalante bi lan la dëgg bi amul fa bu fa amoon kon tey Ibou Ndour du ma yóbbante bi dëgg la yow sa boutique dafa lakk noonu rek ñu seetaan dama ne la ñëpp nga dem hôtel di fay ba jógee fa ab tubaab sax yor la ba ngay ñëw Sénégal ah non kon. kon dimbalee am bu ñu ko waxee boutique boobu amul dafa fa amoon. là c'est grave. ndax tey jii boo nee Torino rek da nga naan Fallou Seck mais assurance fayu la. ñun mënuñoo assurer suñu bopp bay assurer ay bitik wala nga assurer sa bagage nee na fee koo fa gis mu yore oto bien boo nga ne ko jërëjëf ndax assurance bu oto sa jafe na fa luyaas ba jafe na nga bëgg a yore sa njaboot foo jëm te ngay jaay loo jënde 20 euros bëgg ko jaay 25 euros ci 5 euros looy bëgg a assurer parce que dañ kon naan la xalaat Fallou Seck boo demee ca bitigam ba wala këram da nga lekk da nga naan da nga solo da nga solu te booy dem mu may la xaalis léegi ba bitig ba lakkee. waaye ba yëpp lakkee gisuma kenn gisuma Masamba gisoo association. gisuma dara waa léegi feebar bi waaw. amul sénégalais sax yoo xam ne tane nañu tuuti di dem ci seen yeneen moromu sénégalais yi di leen jox 20 euros wala Sa bopp- 50 euros wala dara lu ñu dunde sa bopp ma la gën a dund ba ñaar la lu ma la nar fee Sénégal fee la ñuy dund toog sax di commenté bu bari moo nekk ca dëkk ba te commenté moo amul ñun sénégalais ñoo njëkk ca Italie kenn njëkkunu fa bu njëkk boo naan sénégalais laa dañ lay yóbbu ci kër jox la nga lekk tubaab bi laa de nga naan ndax sénégalais bi nga doon mais répétition boobu jeex na fa amatu fa kon daal ndax Italie sénégalais yi dañu sonn nii fi mu toll nii may torop ñi man boobu bëri naa ay amis yi nga xam ne ñu ngi naan ma téléphone soxna si defal lii kon nag damay ñaan Macky Sall yal na la yàlla may 3e mandat. déet ñaanul 3e mandat. ñaanagu ko de waxagu ko. waaw dama koy ñaan yow Macky Sall li ma lay ñaan nga geesul nu immigré yi ndax sonn nan ndax koy tëj 24 heures sur 24 heures. liggéeyul amul liggéeyu yow tubaab ba nga war a dem pour nga man day bu ma fa nekkoon tëj nan ma wala man boog jàpp nan ma ndax man bu ma xëyee faja teel maa ngi déyante tubaab yi ñun déyante tubaab lan am pour mën a liggéey ci moom lekk ci moom xaalis. te loolu amatul di taaya man dama fa am famille. usine mooy waaw usine yi boo fa demee tey kenn liggéeyatu nga nekk sa kër kan moo lay jox xaalis dangaa def ne usine ba day yëkkatiwaat xaalis naan la demal ñu jox non déedéet. d'accord docteur. waaw man defe naa yow mi yaa ngi ci domaine boobu. li nga wax ci wàllu ndimbal moo am solo c'est-à-dire bu ñu leen bàyyi ginnaaw état aussi dafa am nu muy doxee état am na ambassade foofu am na ay services yu nga xam daf leen créer pour ñu dimbale Sénégalais yi jàppale leen jàppale bi du ci wàllu administration rek comme lii xew na président dégagé na benn montant nit ñaa ngi ciy contribuer man li ma soxal daal mooy seen famille yi nekk fii donte ñoom nekkuñu fi ñu bañ leen fàtte ñoom ñi nekk fële aussi ñu xam ne am na lu leen tënk ñu bañ leen fàtte ñu xam ne ñoom ci ñun la ñu bokk loolu buñ ko jëlaale en compte rek defe naa comme ni ñuy dimbalee sénégalais bi nekk fii dañ ko dimbalee aussi immigré bi fi nekkul waaw. je crois que yaakaar naa ni lii Fallou wax man sama yaram bi daw na trop. parce que damay wax ni actuellement sénégalais boo gis ñaari tànk lay doxee fi mu ne benn tànk bitim réew. benn tànk fii ci biir réew mi. man su may rakk ña nga fa. Sangoone ma nga Italie ak jabaram ak i doomam. sama frère Mamadou Dieng ma nga fa. ak ñeneen ñoo xam ni kenn ku ci ne tey jii. yow boo toogee fii yaa ngi xalaat naan réew ma nu mu demee Mansour mii di wax frère am yëpp ña nga États-Unis ñii ça neex la même chose. donc je crois que doon na loo xam ne tey kenn du nelaw ba yandoor. mais forme de solidarité bi defe naa président de la République boo gisee mu wax 15e région. dafa am rôle boo xam ne jox na ko diaspora bi. dafa am place boo xam ne jox na ko diaspora bi. lépp lu muy def boole na leen ci. te yaakaar naa ni dina dugg ci nopp yoo xam ne bu soobee yàlla. diaspora bi ak ña fa nekk kenn ku ci nekk néewuma dinañ def lépp ndax daanu dojul suuf. waaye bu soobee yàlla programme bi dinañ leen ci jàppale incha allahu rabi ba nga xam ne jàppale leen. waaw man bi damay tëjaale. waaw parce que émission bi jeex na may gërëm Amdi nga baal ma rek. Amdi mi nga xam ni rakk la ci Samba Kende Bonavita Amdi jërëjëf ci tenue bi rafet na lool. numéro de téléphone am di 77 979
41 60. non rafet na 979. wane leen sant sama waa ji. waaw. am di toj na fi waay wane leen ko waay. cousin la ci Samba Kende Bonavita. waaw waaye may am pensée. waaw bu yaatu ci sama waa kër yi ca France Pape Samba Fat Koné. ñoom Ndeye Sène. waa Amérique yi. surtout waa Atlanta. waa New York nga xam ne ñun bañ fa jógee wax dëgg yàlla. yàggul ñu teral ñu xam nga wax dëgg yàlla fépp fu Sénégalais nekk ci àdduna ñun équipe bu ngonal ñi ngi lay xalaat di la ñaanal yàlla mu defal la sutura defal la jàmm muccal la te muccal waa àdduna bi yëpp gis nga feebar bi yàlla teggi ñu ko du dara ci moom sunu borom subhanahu wa taala yàlla nga ñu teggil feebar bi 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 waaw loolu daal laa doon tëjee nga tàmbaale waaye nag ay baal ma yóbbante non kuna borom yeen taaliba mooy taaliba kii mooy taaliba Sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala joyeux anniversaire ma sœur yow yaay borom yeen yow yaay taaliba Khalifa Ababacar Sy happy birthday to you de la part de la soleil levant et de ngonal ku na borom yeen waaw man nag li ma rafetlu rek ci sunu waxtaan mooy que war nañ tirer ay leçons ci lii nu dal wallaahi parce que lu la dal te génnewoo ci jàngatit da ngay daf lay dal ñaari yoon lu la dal nag nga jànge ci lu nga xam ne dina la jariñ ëllëg daanaka indi nga ci saafara dëgg la nii man sax duma ko tuddee kujjee politique mais ñii ànd di jongante di xëccoo réew mi wane nañ démb bennoo gu nga xam ne ak àndandoo bokk jubluwaay bu nga xam ne mën naa am buñ ko doon def ci fànn yu bari réew mi dana gën jëm kanam lii nu taxawal aussi muy ay mesures président de la république tabax ko ñëpp rafetlu ko déggaguma ku ne d'accord ci loolu aussi dafa am ay jàngat yuñ ci war a def budul feebar sax dañu war a wàññi grand place yi wàññi tappaloo bi l'islam sax buggu ko wallaay wàññi laamisoo bi wax lu amul njariñ dajaloo bi nit ñi di xëy di liggéey gis nga couvre-feu bi dañ ko war a institutionnaliser ñun dañ ko war a dugal ci suñu comportement wàcc liggéey yi di dox farata loolu defe naa buñ ko defee Sénégal dana gën a jëm kanam parce que feebar bi ñëw na ñi ngi ñaan mu bañ fee ñëwati te romb nu rek dem ndax romb na Corée romb na Chine daanaka nanu romb rek comme ni mu fi jaare nii dem mais ñu nit ñu tiire ci ay jàngat yu am solo xam ne àdduna dafa war am nu muy war a tërale dañu war a sakku ci ndigal rek du ci sunu wàllu tarixa mais dafa nekk ci sunu ay kilifa àdduna aussi lu nu tere ñu lu nu yoon may ñu def ko lu nu yoon tere ñu bàyyi ko def naa loolu dina am solo maa ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ko sant bi kan la waaw kii de dafa naa soxna si mooma ko kii rek waxee soxna si moom gannaaw nun daal sunu mbaxana leen gën a fonk mag saa neex professeur ñoo ñu mujjee ñu ñëw ci Fallou après ñëw ci Sumbulu ñëw ci professeur ma tëj ko Fallou vraiment kontaan nañu te defe naa ne li taxoon sax nga ñëw am na solo leer na parce que dañ nañu am na jàppalante dañ na association yi mi ngi dimbali nit ñi dañ na ñu ngi cotiser seen biir dimbalante seen biir te moom dafa di exemple bu doy sëkk ku ne dimbali ne la fa tax na fa nit doon fa millionnaire tax na fa nit doon fa milliardaire yor na fa bitigam ñun yàgg nañ ko fekk Italie tey moom mu nekk ci ay tolof-tolof bitigam lakk gusul sénégalais déggul sénégalais gusul association déggul association te président jóg na génn koppar pour ñoom est-ce que dana accès ci ñoom Fallou kon vraiment merci beaucoup yow tamit tàggool nga wax sa wax tu as 2 minutes après ñu jox man nag li may tàggoo mooy rek yal na yàlla def jàmm ci fii ñu nekk yàlla génneel nu lii lépp mu jeex fi tàkk ndax sonal nanu seexu lii sonal nanu torop sonal na àdduna daa neex ba neex yal na ko yàlla ak sama barkeb turandoo bii ñu jógee yàlla ci yam léegi ci barkeb sëñ Fallou amiin yaa rabbi ñaan yàlla di ko ñaan yonent bi di ko ñaan sensibiliser waa di nuyu waa àdduna di nuyu waa diaspora bi ndax man awma lu ma wax ndax waa diaspora bi rek laa am lu ma leen di nuyoo ndax ñoom laa dëkkal da nga léeg-léeg da nga mere nit ki sax waaye moom nga am amoo ku dul moom di leen ñaan yàlla lan nekkit mi ngi mel ne maa ngi nekk fii mais sama xol bi tamit seddul la ñuy tëdd ca kër ya te waroon dem liggéey yow ana sa njaboot fa am nga foofu njaboot yow maa nga faak njaboot gu du jeex di wi salutare ak loolu dama koy nuyu dama leen di nuyu ti sto salutando tutti i fratelli e figli e amici ti sta dicendo che il cuore e mi sento italiano sono qua in Africa però sto pregando per Dio che
tutto finisco più presto possibile. Cheikh doo ko traduire. moom laa ko fa nee na mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di nuyu yéen waa Italie am na nag émission bu nga xam ne moom mu ngi ko doon def Italie waaye tamit da koy def en même temps léegi Sénégal tey moo tax mu ñëw tey ci ngonal bi mi ngi de tout cœur avec ñoom nangam sangam loolu la wax professeur Cheikhou kontaan naa mais def naa la fi traducteur de. mais sëñ daal Fallou wax naa ni yow de war nga sëñ ma Fallou kontaan nañ trop trop Vraiment. yaakaar naa ni beneen yoon su may ñëw su ma benn grand frère artiste la Italie la nekk mais da koo fekk Sénégal Ibrahima Mbaye naa ko indi fii bu soobee yàlla andi ko moom it. mu bokk ci kii ñor nañ ñu mais lool daal xanaa di waxaat rek ni ñi ngi santaat Sénégal parce que démb li am ku gis damay wax toujours ni ñun ay adversaire lañ waaye du ñu ay ennemi li dajaloo ci palais bi démb Sénégalais yëpp kontaan nañ parce que ku wax rek daal ni lii président de la République def day maa ngi ci gannaawam lii mu wax day ànd naa ci Dëgg la. loolu mooy Sénégal parce que Sénégal nag bëgg naa nga boole waale sax opposition bi vite fait ñi nga xam dem nañ wuyu ji ko mais ñoom ñëpp waaw, ku mel waxaale ni ci ku waaw. mel ni ku mel ni Ousmane Sonko dem na ku mel ni Idrissa Seck ku mel ni Khalifa Sall ndeysaan. hein, ku mel ni Malick Gakou ku mel ni Serigne Moustapha Sy Djamil donc je crois que sëñ Modou Kara Mbacké noo rëy ni ñoom ñëpp dem nañu wuy ji président toog saafonte ak moom waxtaan ak moom lii nga xam ne moo dal Sénégal ñoom ñëpp ñu àndandoo fii lañ ko wax keroog àllarba ñu ne bu ñu sañoon président de la République su waxee ba pare opposition bi nga xam ne ñoo nekk ñëpp dañu àndatoo ak moom ñu defandoo dóorandoo yëkkatendoo loolu yaakaar naa ne dafa am solo Wallaahi. beneen affaire bi ci am lii nga xam ne moo ñu dal yàlla na ko yàlla teggi amiin yaa rabbi. lii jëkku fi dañ daan wax naan 4 feebar yi nga xam ne moo gënoon a sonal Afrique moo doon fièvre jaune moo doon peste moo doon choléra moo doon variole kenn ku ne xam ne en 1816 déjà amoon na fi fièvre jaune boo xam ne demoon na ba nga xam dafa faagaagal lii amoon fii kenn xamul nu mu toll médecin tubaab yi ñu doon dimbali 25 la ñu woon 21 yëpp dañoo gaañu en 1868 il y a eu le choléra qui a vraiment fait dans la vallée du fleuve Sénégal da ko yàq complètement dañ doon forné wi l'abbé Boilat bind na ko Elikia Mbokolo bind na ko le professeur Mor Ndaw de l'université Cheikh Anta Diop Adama Ali Pam ñoom ñëpp bind nañu sur la situation de ces épidémies pendant en fait cette période li ci des Mansour wax na ko en 1914 avec la peste qui est revenue Mame Seydi Hadji Malick Rabiyallahu Ta'ala anhu def lu rëy waxtaan ak le gouverneur William Ponty jëkk a joxee loxoom ñu ñàkk ko mu ne def leen nii loolu yaakaar naa ni exemple la ca moom lañ gis tey fii au Sénégal religieux yi nañ ci jàpp société civile bi na ci jàpp parce que fi mu ne benn noonu la ñu am muy coronavirus benn peuple moo fi taxaw li waa ji wax ni démb laay doog a gëm ni devise Sénégal am na un peuple un but une foi moo am Sénégal ca yàlla nañu yàlla dim jërëjëf Sombulu waaw fi nga daanelee rek fa laa yëkkatee mooy li nga xamante ne après élection fa ngay daanelee fi mu toll nii fi mu daanelee foofu laa yëkkati kay yëkkatee yow daaneel rek. defal ndànk rek mooy après élection yi dama doon ñaan yàlla ñi nga xamante ne ñoo doon xëccoo réew mi ñoom ñëpp ñu booloo toog benn place ñu xool nan la ñuy doxalee réew mi du balaa rek mooy am wala métit rek pour ñoom ñëpp ñu taxaw je pense que loolu buñ koy di def ba yàlla nangoo ni Macky Sall mooy président de la République moo ñu jiite ñoom it ñu nangu loolu jege si ko jàppale ko ngir réew mi mën a jëm kanam démb nag geste bu noble la te maa ngi ñaan ci yàlla bu loolu dakk mukk ndax même bu dul ci feebar bi mën nañu jëlandoo ay décision wala toppatoo ñu ñun ñi nga xamante ne ñooy seen doom ñooy seen i rakk ñooy seen i sœur ñu xool nan la Sénégal di jëmee kanam bu weesoo loolu nag maa ngi gërëm waa Touba Touba Gaz bi nga xamante ne ñoo may gunge ci sama ataaya bu neex bi ak waa te ISO waaw loolu leer na ak waa te Flécha bi nga xamante ne wax dëgg fa yàlla sama ataay bi gis nga du am ay taxi du fuur dara du la ci dérange macha allah te boo fuuraree rek day fuur ba pare dalay waaw tey nag Anna Diaw Anna Diaw doomu yaay buri sama sœur adorée ah moo ma defaral yii nii munul ñàkk fu la sansel Baye Modou xam nga ne tey ji sama baay laat yi foo jaar sëñ Fallou dugg si plateau bi Fallou yow sa ñëw bi tey du kii de du hasard Baye Modou nii la ma def Baye Modou nag professeur foog nga jël ko hors antenne il faut ma jël ko hors antenne waaw mi ngi noonu kontaan lan mooy numéro Baye Modou 77 218 0019 d'accord naa waaw Fallou nga ne waaw acca une minute après ma tëj ko ñu dem nag guddi gars yi nee nañu sànq jeex na sànq waaw 30 secondes nag waaw damay gërëm Youssou Ndour gërëm président ndax bu demee ba may defal yooyu ca moom la jaar Ibou Ndour loolu Ibou Ndour waaw di gërëm ñëpp di gërëm sama xarit bii nga xam ne fu ma jëm mu ànd ak man mooy kan góora lan immigré la mais dafay ñëw fii ubbi fi benn association bi nga xam ne day def comme genre wax naa ko garde corps waaw garde corps waaw góora mi waaw góora nit bu baax yàgg na fa am fa njaboot am fa ay doom am fa lépp ma koy gërëm di ko sant di wax magu suba teel maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la maxu suba teel jeex na jeex na kon nag Sénégal il fait 17 heures kon nag Sénégal ñu ngi gërëm ñëpp liif yi di gërëm Touba Gaz waaw di gërëm Warga Flécha ndeysaan di gërëm waa réew mi yëpp ma ñëw di gërëm waa réew mi ñëpp
di gërëm Baye Modou parce que man tamit moo ma def nii ana kenn topp ma voilà Baye Modou Baye Modou moo ma def nii caaye la gis nga caaye la waaw caaye tekk caaye la caaye tekk ngi nii di wax Sénégal prudence di wax Sénégal tolérance di wax Sénégal feebar boo xam ne buy ñëw ci yow du la tàggu jar naa moytu di wax Sénégal nañ moytu mbooloo mi nga xam ne moom lañ leen tere lan moo tax ñu war a moytu mbooloo mi mën nga am jàngoro ji doo ko xam dem ci mbooloo wàll leen ko tooñ nga doomu aadama lan moo tax nga war a moytu mbooloo mën nga bañ a am jàngoro bi dem ci mbooloo ma am ko fa am wàll la fa nga dem wàll ko sa njaboot tooñ nga kon gars yi ay la yéwén nañu xelu moo gën ñuy xelu am na benn nag documentaire bu nga xam ni ki nga wax léegi suñu lan la rakk la Xaadim Mbay waaw Xaadim Mbay suma rakk la mu ngi nekk Italie moom itam documentaire boobu laa bëgg mais professeur aussi nañu xamal ni moom fii ba lu yàgg daal incha allah moom day ñëw rek àndal ba bu jot moom dañuy ànd ak moom incha allah rabbi ñooy ànd bu soobee kon off élément bi daal lañu bëgg mu tëjee ngonal bi Sénégal yi xool ko ndax sensibilisation la et c'est très important allez jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mercredi incha allah incha allah